Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne. dikkati naa xeeb xal mu lakk sab daay loolee de le monseigneur Benjamin Ndiaye di bañ ci réewum Sénégal moom archevêque de Dakar ci critique yéene kaay ne mën na la lii di raam ci réewum Sénégal parce que yéen a yëngal waaye buñ ko may ab buntu porox ndolla gu mu jaar lakk réew mi te kat jaare ci diina ji foofu lakk réew mi bu ñu ko nangu nañu bàyyi tiitalante bi ci suñu biir ak xoqalante gi lii ñu jëm ci languk politique gi nañu tënku ci li cartum réew mi maye lu ko mooy buñ ko def tribune yéene kaay daal di may xamal ne Sénégal waxtu woowu xiif moo ñu tongal diggante Diourbel Kanel ak Bambey lu toll ci juróom-ñaari téeméer ci ay nit foofu soo moytuwul xiif dina leen faagaagal famine jafe-jafey dundu tàmbali dina leen tongal lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ci doomu aadama ci réewum Sénégal am na ñuy jafe-jafe xiif lekk te ak fi réew mi toll Sénégal bokk na ci ñeent fukk ak juróomi réew yoo xam ni turbine ma ngi may xamal ne soxla nan ku leen dimbali pour ñu lekk le Témoin yéene kaay ne galère moo am ci réewum Sénégal ñu wax ko te dee ñaxtu gi nag daal di faf nekk fépp yokkum mburu ga gaa ñaa ngi cay ñaxtu ñàkkum ndox mu salte xeeñ cher lool ña ngi cay ñaxtu njàng meeg njàngale mi daal dina yëngu galère totale moo am ci réew mi critique yéene kaay ne ma étudiants yi day lañ leen wan fan yii mënuñu koo nettali ci àdduna moo taxit nee ñu pare nañ nag ngir daal di dialogue ñoom étudiants yi waa UGB yi daal di décréter ab journée noire moo taxit Déthié Fall day tribune ne ma bàyyilul dara président de la république Macky Sall xas na ko ba mu mel ni caraxu juróom fukki at ràpp ne ko fee ca Bambey étudiants yi nee na ñam woon leen jox dafa daw seen biir wàcculoo leen kenn faatu ca nga leen di mbugal enquête la ñu bëgg ak mbir yi leer yow say tabax université dara àggu ca élèves yaa ngi cay buuxloo di nangu loolee Déthié Fall ne ko nga leen di bëgg mbugal duñ ko nangu 24 heures yéene kaay na ma sàccub suuf la Bassirou Diomaye Faye di artoo xam le na ni ambassadeur Israël dem na visiter Kotiane di benn ci fanweer ak juróom-ñett dëkkaan ya nekk ca Njaga Ñaaw gannaaw ba mu ànd ak Tening Sène mi nga xam ne mooy candidatu Benno Bokk Yaakaar sa Njaga Ñaaw baykat yi topp nañu pëna yi nee ñu lu toll ci benn kilomètre ak xaaj daal dinañ koy daw te boo moytul nag lu toll ci juróomi junni jàpp juróom benn junni ci hectare fas nañ ko yéene nangu ci loxoy baykat yi foofee ca Njaga Ñaaw turbine yéene kaay ne ma taxul jafe-jafe yi jeex ci réew mi waa CNTS FC ñoom it daañu manifester àjjuma ji Sénégal mbaat dafa dëgg liggéeyu jàmbur critique yéene kaay ne ma moom lay gën a nuru de xoolal ma poste la fa xew rek Ibrahima Sarr gannaaw ba muy ñaxtu caxat-caxatee ganu caxat-caxatee alalu poste ga benn jege ñaaleeg directeur général ba moo ko daal di gaañ ba évacué nañ ko ca l'hôpital tribune yéene kaay ne ma Mamour Diallo ca Louga dafa demoon ca fiefu Moustapha Diop foofee benn xale bu góor ñu daal di ko fay jam paaka direct news ne ma fii la réew mi toll it ci fu nuy caxat-caxatee suñu alal scandale bu rëy rëy daal dinay juddu ca Sarr baadu nag caxat-caxatee alalu askan wi moo bëgg am ca Sarr en tout cas ci coow lu mujj lii Locafrique day woo nañ ko ca ba mu wuy ji justice ndax dafa bëggoon jaay benn terrain boo xam ne boîte baa ko moom ngir amee ca fonds propre mën a am yu mu doxal ca la ñu ko woowee waxtu woow directrice générale ba Marème Ndoye daal di def commande boo xam ne ñetti téeméeri milliards la amul appel d'offre te conseil d'administration ba yëgul direct news ne ma xel moo mënta nangu Sarr soxla 60 milliards waxtu woowu doxalin waak jëfin ga war a tax nag actionnaire yi ak itam askan wi ñu sunu alal ñu war caa caxat-caxatee lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki milliards neexuta nangu lii bu dul saboté Sarr direct news ne ma lu mu Omar Faye leeral askan wi ci l'exclusive yéene kaay ne ma coow li mooy ab xeexoo bu metti moom moo am ngir contrôler Locafrique te loolee moo nar a andil réewum Sénégal guuta te buñ ca waxul secteur hydrocarbure ak bu courant bi xuy xapp dina sonal askan wi Omar Faye ne nañu wax dëgg-dëgg ci li am Sarr waxit ci complot bi nga xam ne nii Xaadim ba lañ ko jagleel te mu nar a jaare fa fat Sarr critique yéene kaay ne ma en tout cas ci saboté ba am Sarr Omar Faye ma ngi cay woo président de la république mu wax ci critique ne ma Macky Sall ma ngay xoolit nu ñuy séddalee sunu gaz ak pétrole ci réew mi laas yéene kaay ne ma président Macky Sall it ma ngay xool dëgg-dëgg naka la ñuy recruter ci administration bi te président sax yéene kaay bi ne ma ngay artu Sud Quotidien daal di may xamal ne président Macky Sall façon bi ñuy recruter te jaarul yoon lay xeex mu jeex ci réew mi libération ne ma booba dafa demul ci ministère des affaires étrangères ak présidence coowal passeport diplomatique yi nekkate ëpp na ñetti at jàpp nañ ci ñaari homme d'affaires ak ñaar ñoo xam ne ñu ngay liggéey ministère des affaires étrangères am na ñoo xam ne fukki millions ak ñaar libération ne ma la ñu joxe ngir am ca am nag gendarme boo xam ne déglu nañ ko ci niki démb ndax dañ koo tudd ci mbir mi critique ne ma diplomatie bu Sénégal président Macky Sall jamono ji day moo téye loxoom affaire étrangère am wóolootu ci kenn l'évidence yéene kaay ne ma ka mu wóolu ca ICS Alassane Diallo lay wuyoo retraité na yàgg na gaa yi nee nañu na leen abal la ñu ne Moustapha Niasse Alpha Condé da ko doon jàppale waa AFP daal dinañ koy weddi le quotidien ne ma nañuy sédd
séddalee or wi tey na xel ci zone yi nga xam ne moo am or ci réew mi source aane ma démb day ci CM bu Wakaam 2 ab xale bu doon def EPS moo faatu ca cour wa malaise la am ñetti yoon ba ca mujj moo ko faatu moo tax nag IA bu Dakar ma ngay sàkku ci ndongo yi laataa ñuy def EPS nañu defi visite médicale ba xam ni mën nañ koom déet ba nuppi en attendant réew mi quotidien di ma xamal ne suñu ceebu jën national daal dinay dugg ca UNESCO doon nag patrimoine culturel immatériel de l'humanité ngeen xamee ko noonu te bu leen fàtte ni tàmbali ko tribune bay ci say weewu tànk ni ko Mame Mbaye di waxee tribune boobee dikkaat na ci Diourbel Kanel ak Bambey ngir wax lan wax ci lu toll ci juróom-ñaari téeméeri junni ci ay sénégalais yi nga xamante ni xiif mi ngi leen di yott et c'est hyper important ñu bàyyi ko xel au moment où ñuy wax ne ceebu jën sunu plan national ñu ngi ko daal di yóbbu wala classé patrimoine immatériel de l'UNESCO kon mi ngi noonu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax nit ñi nag nee nañ Diourbel Kanel Bambey la ñu ciblé waaye Dakar gi am na ñoo xamante ni gobar jaas la ñu def bu ñu añee du ñu reer wala bu ñu ndekkee du ñu añ mu doon lu doy waar dañuy ñëw ci xët wu njëkk ci libération Yacine dikkaat na ci trafic de non libération nag yéeg na passeport diplomatique yi Birame libération xaw ma lan la waaye fan yii yëpp à la une li muy titré mooy passeport diplomatique mais c'est bien pour que évolution information bi ñu xam lu mu ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko dalal Hadj Mansour ayca li gën a fës ci libération xët bu njëkk yaa si dikkaat na ci trafic de passeport diplomatique yi diggante présidence ak affaires étrangères mbir mi fa la wulee ñaaye ñetti at yu nga xam ne ay xeetug tappale xeetug loxoor xeetug njuñ njaaj mu doon li nga xamante ni également lu doy waar alors Mamadou Fofana ca noonee wax nañu ne opérateur économique yi di Limamou Laye Seck ak Ali Ndaw di ay agent affaires étrangères Badara Samb ak Cheikh Arabi Samb ñoom ñoo njëkk a daam donc ñoom moom tawarkalla Kodou Ndiaye ak Yacine Fall mi nekk ay fausse ñes ñu ne ci feu Falilou Kane ñoom itam amoon nañu wala bénéficié wu nañu ci yooyu lekk passeport diplomatique waaye danoo fayoon mafia bi lu toll ci fukk ak ñaar ci ay millions mbirum passeport diplomatique yi nag moom tawarkalla Libération dikkaat na ci scandale bi nga xam ne wax ngeen ci léegi muy scandale bi ñu nemmeeku ci SAR société africaine de raffinage ak marché yaama neex yi gré à gré yi nga xam ne ñu ngi ko tënk ci ñaari milliards sunu koppar mu doon instant bi nii li yéenekaay yëpp xëyee ci suba si réew mi quotidien dikkaat na ci sunu plan national ceebu jën bi nga xam ne yóbbu nañu ko ca UNESCO loole nag lu ci am solo la ci wet gi ab commerçante la ñu ne ca Parcelles Assainies dafa nëbb lu toll ci fukk ak juróom ci ay corne yamba ca soutien-gorge am kii moo dëgër fit moom dafa war na réew mi toj lii quotidien dikkaat na ci ndaje bi nga xam ne Yacine Seck jàmmi réew mi amal na ko ak président de la république bu ñu fàtte ne jàmmi réew mi également daje woon na ak mouvement Y'en a marre société civile bi ngir bëggoon na marche jëm ci mooy marche bu njëkk ba jëm ci justice bi ni muy doxee Moundiaye Cissé ci lii quotidien dikkaat na bu baax a baax ci solo sug ndaje boobee nga xam ne amal nañu ko ak njiitu réew mi moom président de la république tension universitaire bi dégg guñ ci njiitu réew mi moom jamono ji ma nga ca ceebu jën bi loolu la ki lii quotidien nag moo ko xamle ñu ñëw ci campagne bu yeesu Yacine soxal vaccination ñàkku gi wàllu poliomyélite lu toll ci 2 millions ak juróom-ñetti téeméeri junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom mooy chiffre bi Yacine boo ko waxee ci wolof moom mooy la junni 2,803,175 junni yaa ngi nii sama poche boo ko waxee ci wolof rek ma jox la ko ma jéggal la. est-ce que doo yéegal enchère junni ndaw na de. junni ndaw na de. ah junni ndaw la. doo yégalee enchère bu may wax. wóolu ko sa bopp de xaaj day suuf rek day nappe. maa ngi koy dee sax pour mu jëm ko. yaa ngi koy dégg la lu toll ci 2 millions kon ak juróom-ñetti téeméer ak ñetti junni toftal téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay xale la ñu ciblé ndax dafa am juróom benn ci ay région yaas ñi nga xam ne dinañ fa gis poliomyélite sauvage kon ñàkku gi urgence la ci ñi nga xam ne ñoo di rek waa ministère de la santé ngir ñu bàyyi ci xel bu baax a baax alors dañuy ñëw ci critique yéen a kaay moom ak monseigneur Benjamin Ndiaye moom lu Fofana dafa mel ni dafa rek feelu Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr mi doon artu ci doxalinu politique bi ak surtout anam gi ñu war a taxawee suñu digganteeg ñoom waaye
waaye monseigneur moom dafa ne bu ñu xamb taal bi c'est-à-dire bu ñu foowee ak taal bi dikkaat na ci li nga xamante ni moo di solo sukk diine gi ñu bañ ko coloré wala di ko bañ a jëfandikoo di ko jëfandikoo ci lu jëm ci mbirum politique loole nanu ci bàyyi xel bu baax a baax kon dafa mel ni kilifa diine yi jamono ji ñu ngi def seen kéem kàttan ñoom itam di woote jàmm par rapport ak tension yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku alors ñu jël beneen yéenekaay Yacine Vox Populi ak xëtam bu njëkk moom dikk na ba léegi ci trafic passeport diplomatique yi ak ñaari gendarme yi nga xam ne auditionné nañu leen ni ki démb ca division des investigations criminelles libéré nañu leen sur convocation ak itam dañoo war a jàllaat ni ki tey mu doon lu nga xam te ni lu doy waar la li jëm ci UCAD ak yeneen université yi moo xam université bu Saint-Louis itam xëtum bu njëkk moom Vox Populi dikkaat na ci ak tension bi nga xam ne ñu ngi ci dikk bu baax a baax ndax li ñuy laaj seen i àq ak yelleef la jàpp nañu ko wala bu ñu leen ci andil ay saafara gis nañu ne du ñu wàcc benn yoon ñoom étudiants yi wala du ñu tay benn yoon wàcc ci mbedd bi daal di amal seen i ay grève kon dafa mel ni lii rek la ñu mënoon tënk ci li nga xamante ni moom moo soxal li gën a fës ci yéenekaay yi Mamadou Fofana amoon na loo bëggoon yokk sànq. affaire Sarr bi laa doon wax c'est vrai. Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne des grandes valeurs.